Génération FM 93.4. nuyu nañ leen mbokki rafetlu ànd beeg programme Génération FM kaddu gi mi ngi bàyyi ko en direct studio Touré Kunda bu rajo Génération FM quartier Kandé Ziguinchor waxtu xabaar yi ci wolof léegi-léegi lay doon. Sissawo Koli. jàngoro yi roño wala feebar boobee nekk na li nga xamante ni lu am doole la fii ci diwaanu Ziguinchor ki nga xamante ni moo koy faj fii ci diwaan bi moo xam ne li ni mel nee na nag daanaka bés bu yàlla sàkk bu ñuy amalee ay dépistage lu toll ci fukk ak juróomi doomu aadama danañu gis feebar boobee di feebaru roñoŋ ci li nga xamante ni moom moo di seen yaram loolee nag mu am jamono yi nga xamante ni bi rek daanaka anamu wéy kër docteur doole gi ñu soxloon ngir mën a faj li ni mel tuumuranke bu baax a baax fii ci diwaan bi dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo sax ci biir ëttu jotaay xabaar yi. lu jege benn milliard ONG yi dugal nañ ko fii ci département wu Ziguinchor loole la ñu def ci seetlu talaata démb gi gannaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon amal ñoom ONG yi ab réunion bi nga xamante ne bii ñu ngi doon xayma lu ñu fi jotoon dugal ci koppar ci atum 2018 gi préfet bu Ziguinchor ki ngi toftal ci moom di Papa Amadou Ngoumba teewee na ko di ngeen ko ci dégg ci biir ëttu jotaay xabaar yi menuisier yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor daal di santaane nguur gi mu taxawal leen fi ab centrale bi nga xamante ni danañ fay jóor ay bant ngir ku soxla ci bant ci ñoom menuisier mu dem jëndee ko foofee moo gën foofu li nga xam te moo di toroxtànge gi ñu nekkee jamono yi depuis bu ñu leen teree wala bu ñu teree gorkatu bant yi ci àll bi ñu daal di dem di gori ay bant loolee dina tax ñu war a dem déglu ji kii di Pape Ibrahima Sidibé ci biir ëttu jotaay xabaar yi. ngi dee xabaar na ci toftal xabaaru bitim réew toftal ci itam xabaaru tàggat yaram bitim réew Abbas Sidi lay doon tàggat yaram Insa Magna xabaaru yëglekaay moo war a ndarkap yi le ëttu jotaay xabaar ponk waa ngi noonu des na ko faram-fàcce. Sissawo Koli. moo ne ci kàddu gi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekk ci xarale yi tax ngeen mën ñu seetaan ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube la Teranga TV daal leen ak jàmm ci ëttu jotaay xabaar yi. feebaru roño am na doole fii ci diwaanu Ziguinchor waaye kër docteur yi ñu ngi koy jànkonteel ay jafe-jafe ngir mën a faj askan wi nga xamante ni ñoo tawat ci googu jàngoro jàppandi sax mu jëkkandikoo ci ki nga xamante ni rek moom moo di docteur bi fi nekk te muy yëngu ci wàllu roño nga xam ne ni bés bu ñu defee dépistage daanaka bés bu yàlla sàkk fukk ak juróomi doomu aadama dinu mu dee danañu gis jàngoro googu ci seen biir yaram waaye nag wàllum paj gi xaw a takkatembe ndax njumtuwaay ñi soxla dëggantaan ngir mën a taxaw malade yooyee moo xaw a ñàkk fii ci diwaan bi Lamine Ba. feebaru roño mu ngay am doole bu baax a baax jamono ji ci région bu Ziguinchor ndax ci ñaari hôpitaux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi bés bu ne dina dem ba toll si fukk ak juróom doomu aadama yi nga xam ne nag danañ fa ñëw ñu saytu leen ñu amee li nga xam ne nag moo di feebaru roño loolu di ay xayma yi nga xam ne ñu ngi tukki ci Yaaya Kan moom nag médecin néphrologue la nekk ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor. population bi fii boo duggoon kër boo dugg dina la wax man de am naa benn mbokk dafa gaañu wala dafa am feebar boobu noonu ñu naan feebar roño ñu daan insuffisance rénale donc là gis nañ ni que ni feebar boobu noonu dafa sournoise maanaam dafa nëbatu du wax bu demee ba mu commencé manifesté wu rek mu fekk stade boo xamante ni c'est trop tard maanaam dafay jéggi dayoo. ñi nga xam ne nag nañ fekk ci ñoom feebaru roño ñu ngay amee yenn jafe-jafe ndaxte bërëb fajukaay fi ne néewul nañ bu baax a baax li nga xam ne nag moo di ay jumtukaay waaye it ay liggéeykat. parce que man mii di wax man rek maa fi nekk comme spécialiste dafa xaw a jéggi dayoo donc da ngay liggéey 24 heures sur 24 guddeeg bëccëg yaa ngi liggéey. Kolda day am par exemple ñuy accoucher mooy jigéen ñuy mucc dañ lay envoyé guddeeg bëccëg da ngay yeew dem xool est-ce que soxla na dialyse ou pas amuñ pexe parce que amul personnel bu bëri bu koy def. Ziguinchor depuis 2015 am nañ fi centre dialyse mi ngi dox bu baax a baax mais doyul. promotion étudiant bu mujj bu médecine bi nga xam ne nag moo nekk ci UFR santé bu Ziguinchor jamono ji dugal nañ seen loxo ci xeex boobu nga xam ne nag jëm na ci wàññi li nga xam ne nag moo di feebaru roño ñu ni mekku ci région bu Ziguinchor Bekay Sall moom moo leen jiite. donc bëgg a dem ci population bi dimbali leen ci li nga xamante ni jàngee nañ ko fi waxtaan ak ñoom pour ñu mën a éviter lenn li nga xamante ni mooy ay feebar yoo xamante ni ñi ngi koy am te faj bi cher trop. waa ministère de l'enseignement supérieur nag di rafetlu doxalin wi nga xam ne nag waa promotion sortante médecine bu université Assane Seck bu Ziguinchor amal nañ ko ndaxte dina tax ba feebar yu bëri ñu mën koo gis balaa ñoo mën a indi loraange si seen i borom Lamine Ba.
jërëjëf Lamine Ba ñu daal di waxtaane ba tey ci wàllu woowu ki nga xamante moo di rek néphrologue bu hôpital de la Paix bu Ziguinchor kàddu yooyu mu doon yëkkati sànq te ngeen dégg ko mu ànd ceeg mu bokk ci papier Lamine Ba boobee mu ko doon yëkkati gannaaw yi doon amal benn caravane médicale yi nga xamante ni dañ ko taxawal ngir dugg ci gox-goxaat yi bu ko defee ñu mën a dimbale askan wi xelal leen itam waaye itam consulter leen ci seen wàllu wér-gu-yaram loolee nekk li nga xamante ni bi rek promotion bi génn ren di woy ay corps docteur te génnee ci université Assane Seck wu Ziguinchor ki nga xamante ni moom moo jiite promotion boobu sax di président promotion bi Bakay Sall la ñuy déglu ba tey ci micro Lamine Ba. initiative bi nekkul lenn lu dul ay ndaw yi nga xamante ni ñi ngi jàngee fii nii ci Casamance donc bëgg a dem ci population bi dimbali leen ci li nga xamante ni jàngee nañ ko fi donc di leen waxtaan ak ñoom pour ñu mën a éviter lenn li nga xamante ni mooy ay feebar yoo xamante ni ñi ngi koy am te faj bi cher trop ñu xam ne nag suñ leen jàngalee nan la ñuy def ba nga xamante ni dinañ mën a éviter maladie yooyu dina leen permettre maladie yooyu du leen jot en plus de ça dinañ fexe ba consulter leen saytu seen yaram xool yenn feebar yi nga xamante ne am nañ ko donc may leen ay garab donc may leen ay moustiquaire may leen ay kaan yi nga xamante ni mooy mag ñi nga xamante ne mënuñu dox ak seen i tànk donc pour dimbali leen wane aussi sunu participation ci réew mi wane ne ay patriote lañ donc wax ni jeunes yi aujourd'hui que ñu bañ a nekk di réclamer ku nekk li nga xamante ni yaa ngi ciy nekk nga jëm cee def loo xamante ni mën na dimbali société bi donc loolu la ñuy gërëm di sant ki nga xamante ni mooy parrain bis bi muy ministre jàngale ki yor njàngale mu kawe bi donc di gërëm aussi di sant sunu marraine mooy ki nga xamante ni mooy professeur Awa Amar Touré sunu homonyme ki nga xamante ni mooy professeur Moussa Fafa Cissé ak partenaires yi nga xamante ni ñooy jàppale lu ci mel ni Rotary Club l'association Kolala ECAF Akina donc ñi nga xamante ni ñëpp jàppale nañ ñu ku lim da ngay juum donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax leen li ñuy defal ñu ko seen bopp lañ ko defal comme ñu nit xaalis bi ñu génnee suñu poche pour dimbali population bi ñoom lañ ko defal gërëm recteur de l'université gërëm directeur de l'UFR santé ak ñëpp ñi nga xamante ni jàppale nañu ak maire yi nga xamante ni ci mel ni Kolda Sédhiou Ziguinchor nga xamante ni dimbali nañu aussi ak Diembéring pour ñu def activité yi. mu ngi noonu ñu daal di rek descendi ba tey ci xumbute googu ndax ki nga xam te moom bokk na si ñu ko bàyyale mooy ministre bu ñu dénk wàllum njàng mu kawe Mary Teuw Niane moom yebal na fa ki nga xam te moo di professeur Amadou Tidiane Ndiaye nekk directeur cabinet bu ministère gi mu jiite ñu déglu ko ci ay kaddu yu mu dénk Lamine Ba. gis-gis biñ ci am mooy boo orienté ay étudiants ci benn université ñu jàng ba yàgg jàng bi egg ba fii. mu wóor ni am nañu xarañ bu toll ni mën a dem ànd ak seeni sëriñ ak ñi leen jàngal jëm jege nit ñi nga xam ni seen ñëw ci dëkku taax yi dafa leen di jafe ñu leen di faj jox leen ay conseils xool naka leen mën a jëlee en charge kooku moom ministère bi daf koy soutenir daf koy jàppale kéemtalaay kàttanam et surtout que nag ñoom li ñu def dafa ànd ak politique gu Sénégal. mooy politique ministère enseignement supérieur bii def li ñu naan service à la communauté di ko def ci maanaam ci responsabilité université yi daanaka mooy li ñuy jàng ci université yi jàng ko ci ISEP yi mooy xam-xam bi xarañ boo xam ne bi dañ ko fay jàng ñu jéem a xool naka lañ koy jottalee population yi et étudiants yi waa des sciences de la santé bu Ziguinchor ñoom li ñuy def dafa ànd ak mooy politique nguur gi mooy dimbali population yi faj leen loolu ñëw compléter politique yoo xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre ay couverture maladie universelle ak yu mel ni loolu. Génération FM 93.4. xabaar yi ngeen di wéy di déglu benn dégg ni lu jege benn milliard duggoon nañ ko ONG ci département wu Ziguinchor ci ay financement ngir njëriñal askan wi loolee ci seetlu ne lañ ko doon amal ci talaata gi gannaaw bi nga xamante ni ñoom ONG yi yëngu ci département wu Ziguinchor ñu ngi doon amal ab lël ngir xayma yi nga xamante moom moo di seen liggéey jàpp ni sax kii di Papa Amadou Ngoum Ba nekk ki nga xamante ne bii rek ku ñu toftal ci préfet bu Ziguinchor la moom moomee daal dina rek gis ni jot na nag naam war nañ leen wax waaw góor waaye jot na ñoom ñëpp ñi ONG ñi boole seeni doole ngir bu ko defee askan wi gën a mën a gis seeni njëriñ ñu déglu ko moom Papa Amadou Ngoum Ba.
ndaje bi dañ ko daje woon pour évaluer xayma li nga xamante ni mooy ONG yi nekk ci biir département de Ziguinchor moom lañ liggéey ci atum 2018 donc ndaje boobu nag recommandation la boo xamante ne autorité dañ ko joxe parce que at mu jot war nañu def ce qu'on appelle rapport annuel bu xool liggéeyu ONG yi loolu lañ nekkoon doon valider bi ñu ñëwee nag def présentation bi ak échange bi ñu ci def gis nañu ne y a beaucoup d'activités réalisées dans le département de Ziguinchor et liggéey bi tamit ni ñu ko gisee yaakaar nañ ne am na jeexital ci askan wi bu ñu tënkee li nga xamante ne ni dépensé nañ ko fii ci département de Ziguinchor ak ONG yi dina jege milliard et que comme ni ma leen ko waxee milliard moom buñ ko dugalee ci askan bi war na am jeexital bi mooy war nañ ko yëg ci wàllu santé comme ni nga ko waxee war nañ ko yëg ci wàllu éducation war nañ ko yëg ci wàllu aar xale yi war nañ ko yëg tamit ci wàllu li nga xam économie mooy surtout mbay mi fii ci zone Ziguinchor ak élevage donc ci li ñu gis fii ak li ñu fi dégg donc am nañ yaakaar ne ñoo ngi ci dinañ ci gën a góorgóorlu incha allah ONG yi moom am na ci ñoo xamante ne ni vraiment dinañu góorgóorlu topp li cahier de charge bi wax mooy joxe rapport trimestriel ci ñeenti trimestres yi joxe rapport semestriel joxe rapport annuel ba pare boo leen convoqué ñu ñëw mais am na ci ñoo xamante ni nag dëgg-dëgg non seulement duñu ko def mais doo leen gis doo leen dégg mais loolu ñoom seen bopp la ñuy gàllankoor rek parce que ñoom ñoo yor agrément bi bés bu nga xamee ne dañoo wàcc ak yoon bu ñu jëlee seen agrément ñoom ñu taxawal seen i activité mbir mi c'est pas compliqué donc ñoo ngi leen di ñaax di leen wax ne rapport yi nga xamante ni dañ ko war a fournir nañu koy fournir pour mu am traçabilité seen i activité parce que ñoom ay partenaires u état lañu état moo leen defal ay exonération ak leneen pour permettre leen ñu exister donc dañu am redevabilité ci état boobu nga xamante ni moo leen jox agrément. noonu ñu daal di wax ci leneen rawatina menuisier yi nga xamante ni ñu ngi sàkku ci nguur gi mu taxawal leen ab benn centrale bi nga xamante ni day nekk daal comme genre marché bi nga xamante ni bi rek danañu mën a dem di fa jëndee seen ay bant ngir mën a def seen liggéey. nee nañ nag loolee mooy pexe bi ñu gis ni gouvernement bi war na ko def gannaaw bu mu teree ñuy dagg bant ca àll Casamance bi ba jamono yi menuisier yi bëri ñu ngi ciy jànkoonte ay jafe-jafe ñu tar nañ ciy dem déglu ji kii di Pape Ibrahima Sidibé président collectif bi ëmb entrepreneur yi nekk ca Ziguinchor nekk conseiller élu itam ca chambre des métiers bu Ziguinchor. li président bi jël ànd nañ ci baax a baax rëtuñu ci benn yoon waaye nag bu yenn décision boo koy jël tamit ci borom kër da ngay xam ne boo jëlee bii décision boo ne kenn du togg ceebu jën sama kër da ngay ne d'accord naa mais léegi ci wàllu place ceebu jën dinaa leen jox maafe mais amul ceebu jën amul maafe loolu fi jafe fi nekk nii maanaam dafa interdit dagg bois bi nangu nañ ci ànd nañ ci parce que àll Casamance ñoo ko moom ñoo fi dëkk suñu njabootee ko moom suñu génération future moo koy moom waaye nag mënoon na créer centrale d'achat pour mu accompagner menuiserie bi loolu président waxoon na ko bi mu recevoir suñu naatango yi waaye ba léegi des naa nekk parce que loolu lu mu laaj taxu kaa bëre 100 millions 200 millions dañ fi am bant te bant boobu kenn du ko maye dañ ñu koy jaay amaana dañuy koy wàññi mais kenn du ko maye mais yaa xayti nañ ko jàppale artisan yi ñu daal di développé wu parce que artisan bu développé wul dañuy sonal suñu wax rek artisan moo nekk ci njëlbeen développement moo nekk ci mujjantal développement yére bu waay sol artisan ko dawal dàll bu waay sol artisanat la oto bu waay dawal artisan la donc lépp artisanat la donc ba tax na nag ñun ñu jàpp ni artisan bii dañ ko war a suuxat développement président jël na décision bu rëy nekk di développer l'artisanat ak formation professionnelle ñu ko ci sant di ko ci gërëm waaye nag bu weesoo formation da nga war a am employabilité maanaam liggéey bi loolu fi des dama leen di invité yéen journalistes yi ngeen def reportage rek di ngeen xam ne atelier yi bëri kenn liggéeytu fa chef d'entreprise menuisier yi liggéeytuñu parce que tout simplement amuñu lu ñu war a liggéeyee ñu bëgg ñu liggéey leen ñu ngi fii mais lu ñu war a liggéey maanaam lu ñu tubaab di woowee matière première amatu fi ba tax na nag kooku chef d'entreprise la naam mais borom kër la te ñaata nit ñoo fa nekk ñi nga xam ne dépendre ci activité boobu donc loolu moo tax ma ne li ñuy nekk di wax ni na ci nguur gi jóg jàpp ci parce que en vérité soxlatuñu crise lu day ni bën pour crise Casamance te yenn yi nag lu ëpp nag tuuru ba léegi nag lii am na fi tojuñu xeexuñu xulóoñu waaye nag nguur gi président bi particulièrement ne décidé wu jàppale artisanat yi pour que véritablement nit ñi nekk ci liggéey. te xale yi doon apprenti ñuy mais ay jakartaman lañu te loolu xanaa kenn du conduire nation ci ay jakartaman nga xam ne laaj du ko sax permis de conduire donc te ku fi daanu rek sa tànk day damm mbaa sa loxo damm au mieux des cas lu ko mooy dee ci nekk donc ku dee moom partement rek la donc je pense que loolu moom war ñu encourager phénomène boobu ba pare di bëgg a woote ni dañoo war a développer te menuiserie mun ñu ko bàyyi
parce que menuiserie c'est l'ébénisme 30% ci wàllu artisanat au moins ñoom ñëpp ay menuisier lañu te wàllu artisan yi menuisier yi fi ëpp doole. mu ngi noonu Pape Ibrahima Sidibé moom mais sax daal na wax ci weneen wàll rawatina koppar bi nga xamante ni gouvernement ba amal na ko entrepreneur yi nekk fii ci région wu Ziguinchor jaaxle nag dal na leen ngir fanweeri millions yi nga xamante ni gouvernement bi moo leen ko amal ndaxte fi mu ne ñu ngi koy soxla xamuñu fu ñuy jaar ba jot ko façon bunt bu nekk nee nañu fëgg nañ ko waaye ba léegi France daal di xiddem ñu déglu ko Pape Ibrahima Sidibé. nguur gi mu ngi yoreel xaalis li nga xam ne moo nekk sama kaw table te lii nga xam ne yàgg na boobu mu ngi toll ci 1 million depuis jamono AFDS PICIDEL te bind nañ nguur gi yëpp dalee ko gouverneur président chambre de métier chambre de commerce yi ñoom ñëpp yëg nañ ko ba ci ministre bu ci mujjee yëg dara mooy Souleymane Jules Diop mais véritablement loxo jógu ci kenn defu ci dara pour ñu mën a alors que président ñun xam nañ ni buñ ko yëgee nu mu ko war a yëgee daa mën a fay lool parce que bi mu fi recevoir artisans yi jox na leen 10 millions pour ñu def ko paas xanaa ku mën a joxe 10 millions ci paas war ngaa mën a fayal nguur gi borom yi nga xam ne mu ngi toll ci 1 junni buñ sañoon daal nu mu gën a gaawee ñun nag wax dëgg neex yàlla ay acteurs économiques lañu ay acteurs sociaux lañu donc yaakaar naa lu ñu mën a def malheureusement mënu takk brassard fu nekk dina pour continuer ci mbir li xew Casamance waaye nag ñu xam ni bu ñu fa tollee nag bu ñu demee ba solution ñàkk nag daañu war a mën a def leneen te gënul. mbàkk bi jib na xabaaru bitim réew la ñuy daal di waxtaanee Abbas Seydi lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu. fay naa la si Sakho ca Côte d'Ivoire la ñuy dooree xabaaru bitim réew yi foofulee li nga xam ne moom mooy procédure de jugement ñi nga xam ne dañ leen joxoñ baaram tuuma si li nga xam ne moom mooy crime contre l'humanité mu di ancien président bu dëkk boobu di Côte d'Ivoire di Laurent Gbagbo ak ki nga xam ne moom mooy Charles Blé Godé ñaar ñooñu lee dañ leen daal di jugé fële ca Pays-Bas ci tribunal bi ñu oowee à La Haye waaye daanaka décision bi nga xam ne jël nañ ko foofu mooy ñaar yooyu lee dañ leen daal di libéré tar na ba dëkk bi di Côte d'Ivoire ñu bëri ñu ngi fësal li nga xam ne moom mooy seen i mbégte ci lii ni mel waaye it am na ñoo xam ne xibaar boobu lool neexu leen waaye ca République démocratique du Congo lii di cour constitutionnelle bi jamono ji ñoom ñu ngi gëstu li nga xam ne moom mooy requête bi nga xam ne kii di Martin Fayulu di candidat à l'opposition amal na ko gannaaw bu ñu fësalee résultats yi nga xam ni ñoom lañ amaloon si élection présidentielle yi ba tax na ñii di waa CENI dañoo jox ki nga xam ne moom mooy Félix Tshisekedi ndam li opposition bi te seen njiit doon Martin Fayulu ñoom ànduñu ak résultat yi ni mel ca France dañuy jeexale xabaar yi kii di Emmanuel Macron dafa dem ca talaata ji fële ca Grande Bruxelles ngir rek lancer benn grand débat national ci kanam ay téeméeri maire waaye laata loolu lee dafa demoon fële ca Gasni pour rek assister benn séance de conseil municipal ba tax na kaddu yi mu yëkkati foofu jamono ji doon li nga xam ne dafa andi li ñu duppee polémique foofu ca dëkk boobu di France si Sakho li moo doonoon suñu xabaar yi gën a fës fële ca bitim réew. jërëjëf ci bëgg ñu ko yeggee xabaaru bitim réew yooyu Abbas Seydi la woon ñu daal di déglu beneen bàkk muy bi nga xamante ni saa yu jubee ñu war a mën a waxtaane wàllu tàggat yaram. jërëjëf Albert Insa Mandiang lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu Insa. si Sakho fay naa la ci wàllu organisation la ñuy tàmbale suñu tàggat yaram ak réew ñu bokk ci zone ouest art de l'Afrique lu ci mel ni Sénégal Mauritanie la Guinée et la Gambie ñoom ñoo bëgg a organiser Coupe d'Afrique des Nations 2025 idée bi nag kii di président de la fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor yëkkati kaddu boobu ginnaaw bu ñu ko invité ci édition de la grande jury de la radio Futur Média foofu la yëkkati kaddu boobu ñu dem ci wàllu organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ci 21e édition te ñu war a ko tàmbali le 2 au 17 février 2019 fale ci Niamey ak Maradi 8 équipes africaines ñoom ñu war a bokk ci compétition boobule groupe B bi nag dafa composé Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal ñoom ñoo war a basé dëkk bu ñuy wax Maradi groupe A bi nag ñoom ñoo xamante ni Niamey la ñuy war a basé va composer le pays organisateur Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi ci wàllu plainte la ñuy dem ak kii di Krépin Diatta jeune milieu terrain sénégalais moom la ñuy doon porter plainte fale ci tribunal de Bruxelles loolu nag dafa tax ni kii di Krépin Diatta dañ ko considérer ni dafa def benn acte bu ñu wax ci tubaab abus de confiance donc situation bi nag dañu ko
jëlee ginnaaw bu mu defee benn signature de contrat 2018 pour 4 ans et demi. Kii di tribunal de Bruxelles dafa yëkkati ay kàddu mu ne kii di Krépin Diatta dafa def benn acte bi ñuy wax abus de confiance. ci lamb la ñuy jeexalee suñu tàggat yaram ko ginnaaw bu mu terrassé Modou Lo kii di Balla Gaye 2 moom mu ne pare na bépp combat bu ñu ko proposé ci biir saison bi le ginnaaw bu mu yëkkatee kàddu boobu kii di Balla Gaye 2 ñëwaat na combat buy nar a am diggante Modou Lo ak kii di Eumeu Sène. kii di Balla Gaye 2 mu ne moom pare na même bu ñu ko proposé kii di Gris Bordeaux dina bëre ak moom. dañuy ànd ak kii di Balla Gaye 2 au micro de nos confrères Dakar Actu. waaw xam ngeen lamb dafa doy waar ki ko daan maa ko daan léegi moom lan la mën a wax foofu ki ko daan moom maa ko daan waaw loolu jarul laaj ay moom Eumeu Sène yooyu ju débat ki ko daan maa ko daan moom ma daan 2 fois moom ku ko daan maa ko daan lamb dafa def nii waaw moom mel noonu waaw loolu de combat bu neex la woon. xam nga dégg nañu ne combat Modou Lo Eumeu taxaw na. waaw léegi yow ñan ñoo fi des comme say adversaire yoo war a jàmmaral fi mu nekk nii. loolu de combat bu neex la moom. ku ci pare dem na ñëwaat. kon da nga leen nar a xaar. aw ma jotu xaar kenn. mais ku ci pare dem na ñëwaat. maa ngi xam nga lamb moom mooy li ma la wax rek kenn warut a sañ a wax ne du ma bëre ak diw wala boo ko waxee yaa ngi nax sa adversaire pour man boo ko waxee da ngay nax sa adversaire pour sa adversaire bay nekk ci yow wala affaire yooyu ngeen bay nekkante mais ngir lamb mën nañoo bëriwaat on sait jamais. ren mën naa ne. yàlla rek moo xam. pare nga pour buñ ko doxee nga bëre ak moom. man pare naa fi am naa encadrement am naa ay SF bu ñu paree rek lu ñu ma wax rek après pare naa. si saawo lii mooy xabaar bu ñu taataan ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Insa Mandiang ci yeggee yooyu lépp xabaaru tàggat yaram mbokk yi ñu yegg si nag ci ponk gu mujj gu ñuy jagleeloon xabaar yi mooy li ñu taataan ci xabaar ci xëtu yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey jii. dalli nag jàmm manifestation yi commencé jolli ci réew ma rawatina ci Ndakaaru gannaaw bi ñu bañee valider candidature ki nga xamante ni candidature ñenn ci ñu bokk ci l'opposition ba te nekk fa ay njiit yëglekaay yi loolu la ñu xëy biral ci bëccëgu tey ji enquête yëglekaay yi xamle na ni rek gannaaw bu conseil constitutionnel validé wul candidature kii li nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall coow laa ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi di Sénégal enquête yëglekaay nañu rek Babacar Thioye Ba kenn la ko bokk ci ñiy layal Khalifa Sall ci mbirum candidature moom day xam ne na ni def nañu recours te gëm nañu ni rek juróom-ñaari sages yi rek duñu forcé gannaaw bi ñu leen fàttalee seen njuumte Walf Quotidien yëglekaay moom daal di xamal ni rek coalition taxaw Ndakaaru ak Khalifa Sall ñoom day xam ne nañu ni rek conseil constitutionnel xanaa kañ waruta cuune ba fi mu ne rek mu fàttee ni li ñu duppee rabat d'arrêt am na ba tax mu invalider candidature kii di Khalifa Sall bi yëglekaay rek daal ñu xamal ba tey rek ni Khalifa Sall nee na lu mu ci am jël waaye nag dana xeex bi ndax rek juróom-ñaari sages yi nga xamante ni dañoo invalider candidature am teguñu ko fenn ci yoon L'As Quotidien daal ñu xamante ni rek fu mu ne sax ñoom ndaw yi bokk ci bokk gis-gis ñoom day ni ki démb dañoo improviser ab manifestation ñoom dañoo demoon rek fekkee ji réunion collectif bi ëmb ñaar fukk ak juróom ci candidat yi nga xam ne dañ leen a recalé ngir daal di amal li nga xamante ni bi rek moom moo di manifestation waaye nag manifestation googee day bu ñu commencé tàll pone yeeg bare tali rek ñii di gendarmerie day mujjee nañu ñëw jëflanteeg ak ñoom loolee mi ngi xewee ca VDN ba tey bu ñu sukkandikoo rek ci bi léegi di L'As Quotidien ba tax bi léegi-léegi rek di la tribune daal di ko feelu ne ñu rek manifestation yooyu day gendarmerie ñëw nañu ba jaamarloo ak ñi nga xam te ñoom ñoo di ndaw yi bokk ca bokk gis-gis bi léegi-léegi rek di la tribune ba tey daal ñu xamante ni rek ca wetu siège bokk gis-gis foofu day la ñu doon amal li nga xamante ni bi rek moom moo di manifestation yooyee Vox Populi yëglekaay moom ne ñu rek fu mu ne day violence bi mi ngi gën di jéggi dayoo ci réew mi di Sénégal gannaaw bi nga xamante ni bi rek conseil constitutionnel daat na rek bañ a valider candidature Karim Wade ak bu Khalifa Sall bi léegi-léegi ne ñu rek barki de Mondiaye ñii di waa FRN ñoo daal di amal li nga xamante moo di manifestation yi ni ki démb day VDN bi moo àgg foofee day la ñu doon jàmmarloo diggante ñi nga xamante ñoom ñoo di tàkk der yeeg ñi nga xamante ñooy ay ndaw yu bokk ca C25 kuréel bi nga xamante ni moo ëmb candidat yi nga xamante ni bi rek ñoom la ñu recalé Le Quotidien yëglekaay moom daal ñu xamante rek fi mu ne day bu yaboo ku nekk na jël matuwaayam ndax rek violence laata ñu dem ci élection yi mënta ñàkk ci réew mi di Sénégal commencé na te nañu jàpp ni rek dana gën di jéggi dayoo ni bési di gën a dem ngir jege élection présidentielle yi L'Observateur yëglekaay itam daal di alerter ne ñu violence yi lay day mi ngi nii ñu teg ci suñu loxo waaye nag bu ñu fayul safara bi léegi-léegi day dana nekk ab violence bi nga xamante ne dana métti trop ci réew mi di Sénégal L'Observateur yëglekaay ne kaddu yi boo gisee moo ko fu leer laa ko teg ndaxte fi mu ne rek ñi nga xam te ñoom ñoo di wàkku jégg ñu ngi menacé bés bi yàlla sàkk démb day Aly Ngouille Ndiaye mooy jëriñ bi ñu dënk wàllum biiru réew mi moo xam ne ni rek bu yóbboo nañu xam ni rek duñu bàyyi kenn di war a jalgati loi réew ma kon képp ku taxaw ci mbedd ma ngir bëgg a taal dëkk bi da nga jàkkaarloog tàkk der yi
lii day moo tax man l'observateur ma ne rek coow lii day buñ ko arrêté wul depuis ndege ni réew mi dana dugg ci ay manifestation yu jéggi dayoo nga xamante ni ngir ñu deltu si gannaaw du yomb de Sud Quotidien yëglekaay moom daal di wax ni l'opposition ba day mi ngi noonu di ut fu muy teg tànkam ngir mën a jàmmarloo ak Macky Sall ak ñu njorte ñoo ko nekk di jàppale ngir mën a luubal élection yi Le Soleil yëglekaay moom daal di ñëw rek wax ci inauguration bi nga xamante ni inauguré nañ ko ab usine bi nga xamante ni dafay defar ay bouteilles yi ñuy soxla ngir perfusion fii ci réew mi bi yëglekaay di Le Soleil ne ñu at bu yàlla sàkk di usine bi dana defar lu toll ci fukki millions ak ñaar ci ay bouteilles ngir perfusion jàngeen jëf. jeex na mbokk fi la ñuy taxawandi ci xabaaru wolof léegi-léegi ñu fàttali leen ponk ñu fi jotoon a fasal. feebaru roñoŋ am na doole bu baax a baax fii ci diwaanu Ziguinchor ki nga xamante ni mooy docteur bu yëngu ci wàllum faj roñoŋ yooye moo ko daal di xam ne nee na nag bés bu yàlla sàkk bu ñu defee dépistage nu mu gàtt-gàtt fukk ak juróomi doomu aadama daañu gis jàngoro googu ci seen biir yaram mu am nag jamono yi nga xamante ne lii di way ko docteur njumtuwaay ñi soxla ngir mën a faagagal feebar googu tële nañ ko wala tuumuranke nañ ko bu baax a baax da ngeen ci yaatali ci yile xabaar lu jege benn milliard ONG yi dugal nañ ko ci département wu Ziguinchor ci atum 2018 loole ñu ngi ko biral gannaaw bi ñu doon amal réunion ak ki nga xam te ne bi moo di adjoint au préfet bu ñu duppee Papa Amadou Ngoumba ni ki démb ci talaata gi ci la ñu xam ne ni rek koppar googee li ñu dugal ci li nga xam te moo di wul soxal wàllum développement fii ci diwaanu Ziguinchor li ngeen ci yaatali ci biir ëttu jotaay xabaar yi menuisier yi daal di xam ne ni fi mu ne lu ñu bëgg mooy ñu ubbi leen ab marché bu rëy bi nga xamante ni bi rek centrale d'achat lañ koy duppee ngir ñu fay jaayee ay bant yi nga xamante ni saa yu menuisier amee donc marché dana am fu muy jëndee ay bant nagam dañuy tere ñii daal di góor bant yi ci àll Casamance loole tax na ngeen dégg ci ki nga xamante moo di Pape Ibrahima Sidibé nekk président bi ëmb collectif bi ëmb entrepreneur nekk fii ci diwaanu Ziguinchor nekk itam conseiller élu ca chambre de métier bu Ziguinchor da ngeen ci yaatali ci biir ëttu jotaay xabaar yi xabaaru bitim réew Abass Seydi la woon tàggat yaram Insa Mandiang xabaaru tàggat yaram yi moom xabaaru yëglekaay jéggalu moom la ñu ndar kafe sànq yi la ëttu jotaay xabaar si saw koli moo ne woon ci kaddu gi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo taxoon ngeen mën a jot ci jëmu jee kaddu gi yéen mbokk internet yi ci Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 ak itam ci YouTube la Teranga TV Abass Seydi moo nekkoon ci réalisation bi dig leen daje ci yeneen ëttu jotaay xabaar salaamaaleykum